mbokk yi salaamaaleykum ñu leen di sant bu baax gërëm leen ci ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci midi bisimilah leen ci xabaaru njoloor si. li ci gën a fës ñi yëngu ci wàllub wér-gu-yaram ci Sénégal ñoom bi tamit seen xeex wi nu sumb ci Sénégal jeexagul ndax ni ki ëllëg ak àllarba gi ñu dëgmal danoo daal di jàpp kon ñaari fan yoo xam ne duñu fas taxaan ak morom ma loolu itam bi yokk ci ne dañu fas yéene kon jàppal tànk seen naataango yi am na teg wàllug yoon àllarba gi ñu dëgmal ba tax kon ñu woote ab mobilisation wu rëy fas yéene ci kon sol yére yu weex tàll ngir firndeel ni kon seen naataango yi daal amuñu leen lu ñu def lu ñu leen toppee ci lu jëm ci wàllub yoon ñoom tamit nee nañu nag li nga xam mooy bëgg-bëgg mooy ñu bàyyi seen naataango ngir ñu njibbi seen kër loolu lépp di njàmbat doo xam ne docteur Fallou Niang moo ko daal di yëkkati ay kàddoom ni mu gën a yaatoo ci ndorteelu xabaar yi bu ca la andee weeru koor gi nag lu ëpp ci ndaw ñi wala bokk lenn ci ndaw ñi di jëfandikoo lido gi nag wute nag lido yi ñu doon nemmeeku ndax nag bii dañ koy jaarale ci téléphone yeeg xarale lu yees loolu yëpp nekk mbir moo xamante ni kon wute na ne nag li ñu ci jublu mooy dàq koor bàyyi kon temps bi di dem loolee kon mooy seen jubluwaay ñoom nag nee nañ kon lido bi moom la ñu gën a farataal loolee nag tax am li njeexintal ci yi di jaay lido yi bu sukkandikoo seen kàddu dinañ ci ànd ak leeral ak reportage bu Ami Diouf laata njeextalu xabaar yi yëglekaay yi mooy laf làccu xabaar yi ci njoloor si mbokki loolu moo gën a fa si xëdëb xabaar yi ne skis bu jàlla àndee ñu ni ciy faram fàccee mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru maraxi kon xabaaru njoloor si ñu door ko ak wàllu wér-gu-yaram ak kuréel bi nga xam ne kon moo njaboote ñiy liggéey jëm ci wàllu wi ñoom nag nekkee ëllëg ak gannaaw ëllëg ko duñu fas xaj ak moro bi ñaari fan la ñu xàppate ci Sénégal jubluwaay bi nag moom mooy xeex bu nu sumb ci réewum Sénégal jëm rek ci seen nekkin gu ñoŋ waaye tamit seen naataango yi nga xam ne dañ leen teg loxo ci ñu am leen teg wàlluk yoon dañu war a taxaw ci kanam attekaay bi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar loolu lépp kon nekk mbir moo xamante ne lu leen naqari la ñoom nag doon bëgg mooy dañu fas yéene kon du moyu bërëbu fajukaay yi ne nag kon lépp lu jëm ci wàllu urgence dañ ci taxaw waaye tamit li nga xam ne moom mooy leneen lu dul loolu lépp dañ koy dàq kon ba jëmmi jamono dañoo woote mobilisation wu rëy àllarba gi ñu dëgmal bés bi nga xam ne da seen naataango kon war a taxaw ci kanam ëttu attekaay yi ngir gindi seen ëllëg ginnaaw coowal asu soxna ci l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga docteur Fallou Niang mi ko daal di xamle moom nag nee na la ñu bëgg rek mooy ñu bàyyi seen naataango yi ñu ñibbi seen kër ñu teewli kàddoom moom docteur Fallou Niang li ci jiitu mooy dañuy jàpp ni li ñu war a régler dëgg réglé guñ ko te li waral indi jiyee bi am te ñi tam di mastawu famille bi te li nga xam am na te mënoon na arrivé kenn ku ne si ñun te lu war a éviter te d'ailleurs même mën naa loolu moom mooy njariñu santé ak faj pour fexe ba jiyee yooyu am waaye nag su jiyee yooyu amee ñu néew ni bu kenn peut-être defal yoon mën na jaar si yoonam parce que muy ñun ñi ak keneen comme si mën a doon soo tegul si yoon dafa war a teg si yoon loolu la ñuy sàkku waaye nag mu jaar ci loo xamante ni luy amal njariñ askan bi luy amal njariñ système de santé bi rek parce que tey jii nii ñooñu ñu jàpp mën naa ni am na si lu bëri loo xamante ni leerul ndax soxna soosu naan li ko yóbbu defuñu autopsie pour xam dëgg-dëgg sax lan la ak yeneen yoo xamante ni peut-être famille bi ñoom ñoo ko wax waaye liñ gisee ci traitement bi mooy nit ñi dañoo dem rek ngir gaawantu ngir def yenn nii ngir calmer askan bi te askan bi mën naa ne loolu sax moom moo leen war a calmer parce que tey jii nii li ñu war a régler suñ ko réglé wul fii ak ay fan wala fii ak ay weer bis bëre mën nañoo gis yeneen cas yi di amet ñu des ba tey ci xabaar yi ak lu jëm ci ki nga xam ne moom mooy El Hadj Ibrahima Sall moom moo nekkoon ganuk jury du dimanche ci rajo ak ci ITV ci jàkkaaroom ak Antoine Diouf jot na wax ci ay ponk yu bëri ñeel wàllu pàcc mi ci Sénégal moom lu ñu dénk dañu dippee commission d'évaluation programme ak politique publique bu état bu Sénégal moom nag jot na leeral ay ponk yu bëri jëm ci wàll wi rawatina kon ne coow li nga xam ne kon moom ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye ñi nga xam ne seen loxo dafa takk ci mbiri foofu yoon def ci liggéey ba mu jeex tàkk ngir nag ñu xam dëgg ñen ñoo ci laale bu ko defee yoon kon def liggéeyam ci wàllu wi moom El Hadj Ibrahima Sall jot na ñëwaat ak ñun ci li nga xamante ni kon moom mooy li nga xam ne daal la jàpp ne ay par loola te mën na indi gàllankoor wu yaatu ci ëttu pajukaay mi ci Sénégal loolu lépp kon mu ngi ko daal di xamle ginnaaw jàkkaarloom ak Antoine Diouf ñu taan ci leeral ak tënk émission bi ak Abdourahmane Ly yoon ak yoonal ñëpp la fi nekkal muy ab kàddu wa nga xamante ni El Hadj Ibrahima Sall bëgg na gis ñu dund ko ci société bu mel ni Sénégal
bi mu jàpp ni lu ñuy wax impunité maanaam nit def lu ne weng te du mujj fenn dafi fës loolu. On ne peut pas vivre dans une société où mënuñu dëkk ci ab réew woo nga xamante ni kon politiciens yi yoon ak yoonal la mënul leen dara taskatu xibaar yi naka noonu chauffeur de taxi yi médecin ak ñeneen yoon daf fi nekk ngir ñëpp bu fekkee ni nag dañoo dogal ni kenn bu bokkee ci domaine sàngam waruñu ko laal kon nañu waxante dëgg dañ leen tijji prison yi génnee ñëpp. mais à partir de ce moment-là il faut être juste il faut ouvrir nos prisons mais et libérer tout le monde. ñi nga xamante ni jamono ji ñu ngi fa ñu téye leen sous mandat de dépôt moo di ay sage-femme yu ñu jàpp ni seen yoxo génnul si faatuk ndaw soosu di Astu Soxna loolee waral sax képp ku doon yëngu ci wàllu médecine mais ba futu dakkal seen liggéey ngir sàkku ñu féexal leen journée sans blouse mbaa journée sans accouchement muy ay grève yoo nga xamante ni xel mënu ko nangu ci ab société bu jaar yoon. Un pays ne peut pas être une juxtaposition d'intérêts. ab réew mënul nekk ku jug rek bëgg a jiital ay bëgg-bëggam ab réew li ko jiitu mooy ne dañu ko bokk ñun ñëpp te jàpp naa ni nguur gi war a taxaw kon tem wane fermetéem ci yenn mbir yi jiital njëriñu askan wi yëpp mënuñu seetaan réew mi ku ñu laal rek te nga bokk ak moom liggéey bi ngeen di def rek yuuxu loolee mënul nekk. C'est intenable, c'est inadmissible. leneen li nga xamante ni président commission d'évaluation des programmes et politiques publiques mënta nangu mooy lu mu seetlu dina kenn bàyyitul xel kenn ngir teg ko ci yoon bu jàddee muy lu mën a indi ay njeexital yu kenn mënta lijjanti si gis-gisuk sëñ si Sall. Abdoulaye jërëjëf dañuy des ak moom El Hadj Ibrahima Sall nekkoon ganuk ITV jot na ñëwaat ak ñun ci ay càmbar yoo xam ne lañ ko dénk lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yoo xam ne loolu lépp nañ ci fas yéene indi ko ndax tontu mu sukkandikoo ci kàddoom moom nag jëwriñ gi yamu ca ndaxte nee na kon liggéey bu yaatu la ko état bu Sénégal rawatina kon njiitu réew Macky Sall dénk ngir mu daal di ko càmbar bu ko noppee nag ne lépp lu ñu tukkee kon nañ ko fas yéene jëbal njiitu réew mi te nag am na yaakaar ni duñu ko teg mu mukk la dugal ko ci tiroir ndax solo bi nga xam ne amee na ko ak ni mu déglu askan wi ak liggéey bu am solo bi ñu ci def li kàddoo moom El Hadj Ibrahima Sall ci micro Antoine Diouf. Nous avons fait le choix au Sénégal d'avoir une commission d'évaluation des politiques publiques. Sénégal tànneef gu moo def mooy am ab commission d'évaluation des politiques publiques wa nga xamante ni fu ñu ko logé mooy biir cabinet wu njiitu réew mi nga xamante ne kon lépp lu ma soxla mbaa lépp lu may wax moom laa koy waxal directement moom njiitu réew mi muy sàkkuteef yeeg conclusion yeeg mbir yu xeetool jëm ci bépp fànn kon bu yitteel réew mi ma jox la misaal jëm ci wàllu wér-gu-yaram lu ëpp tuuti benn at tàmbali nañu ab càmbar di évaluation kon jëm ci anam gi nga xamante ni noonee la nguur gi bëgg ñu doxalee wér-gu-yaram ci réew mi ak it lii di système bi ba tey ci wàllum wér-gu-yaram ci misaal ci boobule càmbar war nañu tontu ci lu toll kon ci ñeenti téeméer ak juróom fukki laaj loolee kon waral mu am njëriñ ma jox la benn misaaluk laaj muy maanaam ndax am na ab doxalin wa nga xamante ni dañuy dalal nit ci amee feebarub xel ba noppi orienté leen ci bërëb bu fajukaay yi loolee tontu bi daa war a leen nañ jëm nag ci conclusion wuk yooyu la càmbar mu ñu ci paree xalaatuñ ko ranger ci tiroir yi te li koy firndeel dina njiitu réew mi ci boppam moomu ni ma càmbar kon système de santé bi daf ma ni am na koppar gu bëri gu mu bëgg dugal kon ci wàllum wér-gu-yaram waaye bëggu ci dugal koppar te lu mu ci xaara ni ki résultat du ci am. Mettre des moyens énormes dans ce système sans résultat. ay kàddoom moom El Hadj Ibrahima Sall Abdourahmane li moo ko tekki ci kàllaama ko ñu wax ci tolluwaay mbas mi ak ci Sénégal ginnaaw bataaxal bu ministère de la santé ak action sociale benn nit moom yes woppi Covid-19 ñaar jot a wér ci mbas mi amul kenn ku yeewu waxtu wi ci sow taas amul itam kenn ku ñàkk bakkanam ci mbas mi terewul limum ñi ci faatu yor toll na ci junni ak juróom téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoo nekk ci traitement 1 million ak ñeenti téeméer juróom-benn fukk ak juróom junni nit ak ñaari téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñoom ñoo jot a ñàkku ci basu Covid-19 bi ñu wax ci wàllu politique ginnaaw wàllu pàcc mi ak jigéen yi nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar nekk ci diwaanu Tëngéej rawatina ci Tëngéej Nord ñoom nag dañoo fësal kon seen bëgg-bëgg jëm ci njiitu réew Macky Sall mu dégg leen waaye tamit ñu sàkku ab parité am ci mboole mu bànqaas ci état bu Sénégal rawatina nag seen diwaan ba ndax ñoom foofee kenn rek moo fa nekkoon tête de liste ci élection yi ñu génn ba tax ñoom nag lañu bëgg mooy jigéen ñi gën a fës gën a tamit teew ci kanamu fa ñuy naseek fa ñuy noté ci attu ci réewum Sénégal loolu mooy seen bëgg-bëgg bu nu sukkandikoo seen kàddu yónni ci am kenn la ci ñoom moom moo nekk responsable APR bu Rufisque ay kàddoom ci micro Babacar Seck. Montrer le pouvoir de la femme ci biir l'islam donc jigéen ku na xam ne dafa am cër ci l'islam politique nekk loo xam ne jaamu yàlla la
te jigéen ñu bëri dañu jàpp ni politique góor a ko mën a def alors que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am part bu rëy bu mu tegal jigéen ci biir politique. comme yàlla def na ma nekk nag quand même cette fois ci élection yi passé ma nekk la seule femme candidate pour les élections locales résultat yi ñëw ma nangu ko il faut tamit ñu jóge ci loolu conscientiser jigéen ñi basé wu ci diine. wane nañu suñu bopp ndaxte le président Macky Sall dafa teg li naan parité li ma tegee li naan parité dafa mesurer pouvoir yu jigéen te ci loolu laa basé wu ba teg sama candidature wan nan ko ñun suñuy doole ku na xam ne ni ñoom à partir d'aujourd'hui les femmes sont incontournables élection yi nag ñi ngi ñëw te wax nanu parité fu nu teg jigéen teg nan fa góor te ku na xam ne ni jigéen lu ñu leen dénk seen mission dañ koy réussir foog naa carte gi leer na li naan lu nu fàng kenn du ko jeex les faits sont là c'est les faits qui parlent fi mu nekk nii kun ko demandé wu sax nit ñi ñu ngi ñuy bàyyi xel ñoom ñu ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax a baax te je pense que le président Macky Sall jëm na sama message ndax campagne yi yàgg na ñu ngi ci action sociale lépp lu gouvernement waroon def nguur état di ko def ñun jigéen ñi à travers Yónni Thiam ñu ngi koy def à leur place kon foog naa loolu rek doy na xel ci nu bàyyi ñu xel bu baax a baax. ginnaaw Tëngéej ñu dem ci diwaanub Saloum waxtaanee coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom nag ginnaaw li ñu leen duma élection locale yi ñu génn daje nañu ñoom seen biir waxtaan maa xam képp ku responsable ak maire yëpp kon jot nañu joxante loxo déggoo seen bëgg-bëgg mooy am ndam ci élection législative ñu dëgmal ginnaaw waxtaan wu yaatu woo xamante ne sumb nañ ko ci teewaayu kilifa yëpp nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar Mamadou Ndiaye Rahma moo yor seen kàddu ginnaaw li nga xamante kon mooy ndaje bi ñu amal jot na ko tënk moom ministre conseil bi ñu teewlu kàddoom ci micro Adama Sarr ak Astou Mbaye. loolu li ma ciy wax rek mooy ne wax naa ay yoon ne li nga xam ne moo xew Kaolack amul benn sikk ci ne appareil bi ñuy wax appareil bennoo su doxoon li xew du xew loolu moom mooy li wér waaye li ma jàpp mooy ñun ñëpp it dab nañ ci suñu bopp ne li ñu war mooy taxaw ci wetu kenn président Macky Sall loolu ñëpp la waaye yooyu yëpp tey fi ñu toll mooy ne ñun ñëpp tey ñu ngi taxaw ci benn sàppe pour fexe ba incha allah li président bëgg ci département bi bëgg ko ci région bi ñu defal ko ko. loolu li ciy joxe misaal bi gën a dëggu mooy le président de Saloum mi nga xam ne tey njabootu président Macky Sall la yàgg a nekk ci keppaaram di ko dimbale ñàgg a nekk di ko jàppale ku nekk xam ne ci commune bu Kaolack la dëkk ca nekkutoon nag ñun ci local te ci njaboot gi la bokk loolu doy na sëkk message ci ñu jàpp ne force tranquille yi nga xam ne ñoo nekk ci biir région de Kaolack buñ dajee ñun ñëpp ci keppaaru président Macky Sall incha allah la daan xew ci Kaolack rek mooy delluwaat pour ñu wutal ko victoire bi muy xaar ci ñun ñu jébbal ko comme ni ñu koy xaaree ci ñun incha allah. liñ nas fii mooy ne danañ dox ba ñëpp ñu boolewaat famille yëpp ñi nga xam ne famille socialiste lañ ñu fexe ñu boot ñi nga xam ne AFP lañ ñu fexe ñu ànd yeneen parti ak yeneen parti ñëpp rek mooy ñu fexe ba ñëpp ànd incha allah wuute yi nga xam ne moo am ci biir parti yi itam jàpp nañ ne parce que li ma jàpp ci ñun ñu fi nekk ñi nekk Kaolack ñëpp suñu soppe lañ amu ci kenn xañ na élection xat na souvent da ngay nekk ci activité wala nekk ci ay programme yoo xam ne yu bari sax doo ko jàngat bu weesoo ko jàngat waaye li ma jàpp mooy mboolem ñi nekk ci parti yi tey ci ànduñ woon ak ñun sax ñoom ñëpp suñu soppe lañ. foire Ramadan ci CICES li ñu daal di waxtaanee bés lëmb ak jotaay bu ñu daal di ci màggal kenn koo xam ne kàngam la ci diine nekk itam kàngam ci Sénégal di El Hadj Omar Foutiyou Tall njabootam nag jot nañ ko daal di dikkaat ak ñun daal di xamale waaye yàlla boobu waaye tamit taxawaayam ci Sénégal ginnaaw gi nag daal di dikkaat ak ñun ci lépp loo xamante ne taxawaayam la daal di prox ndollu ci ndaje bi ñu amal foofee ci CICES ngir ñaax waajur yi ngir ñu gën a bàyyi xel tout tànki njaboot gi ci njàngaleem diine njàngaleem lislaam waaye tamit gën leen bàyyi xel ci xarala yu yees ndax jàpp nañu ne ko nekk na mbir moo xam ne ma ngi lompoñal société bu Sénégal ñoom nag jot nañu àddu tamit ci juma bi nga xam ne kon moom la ñuy tabax waxtu yi fële nga xam ne mooy ca juma taaleen gi ñoom nag jot nañu wax ne kon fii ak weeru décembre ñu dégmal bu ci yàlla àndee lépp dina noppi ba ñu mën fa tàmbaliwaat julli ci anu gu mucc ayib ñu ànd ci leeral ak Alioune Sow Baara Sow. ay taalibe yu faree ci njabootu Omarien seenub lim takk lool ñoo dajaloo di màggal bëccëg bu ñu jagleel Cheikh Oumar Foutiyou Tall ay sikkar ñaan ak jàng alxuraan nekk lu fës lool ci saalu CICES bi ki topp ci secrétaire général kuréel gu ëmb imaam yi ak ulema yi ci réew mi rafetlu na bu baax ndono yi Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Cheikh Oumar Foutiyou maanaam bi mu ñëwee fii li mu andi woon fii mooy teere alquran mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yaatal diine bi loolu ba tey mooy dox
jamonom yoroon na si jaasi ak fitil di xeex yéeféer yi waaye loolu bu mu paasee beneen jihaad moo ñëw mooy jihaad di dem di waxtaan ak nit ñi di leen yeete di leen yeew ci islam lii mooy héritage am doomam yi nag ak seetam yi ñu ngi ci taxaw di wéy di béy seen waar ci mbir mi ak lënt-lënt yu am ci réseaux sociaux yi kilifa diine yi xam ko bu baax waral ñu ne taxaw nañu ngir def seen kéem kàttan ba sensibiliser ñi nga xamante ni ñoo di ndaw yi. réseaux sociaux yi dafa nekk mbir moo xam ne dafa ñëw au lieu mu ñëw di tabax di defar yeneen leneen dugg na ci maanaam ñu bon yi ñu yor jikko yu bon yi ñu yor xalaat yu bon yi fexe nañu bu faraxandol ci biir di dugg ci biir di yàq xel xale yi surtout duggal nañ ci lu bari loo xam ni kilifa diini yi yegg nañu ko ñu ngi jóg di taxaw ngir jéem a xeex loolu. ci foire bi ñu jagleel koor gi tey ñu ci doon magal El Hadji Oumar Foutiyou Tall njabootam profito ci bileb occasion ngir wax rekk lépp lu jëm ci liggéey bi ñeel juma Thierno Seydou Nourou Tall bu ñu sukkandikoo ci Mahmoud Dia mi yor liggéey bi juma ji dina pare ci weeru décembre. Alioune Sow jërëjëf ñu waxtaanee kuréel yu ëmb dawalkatu oto ndaraan yeeg lu mel maanaam oto yi nga xam ne ñoom ñooy daaneel taax yeeg di xàll yoon yi loolu lépp nag ñoom amal na ñëpp ndaje waxtaan wu yaatu seen biir jaaree ko kon ci weeru koor gi ngir rek ñëwaat ak ñun lépp loo xamante ni seen bëgg-bëgg la ñoom nag ne daal lu nu bëgg mooy tàggat ndaw ñi rawatina kon jigéen ñi seen métier bi waaye nag bëgg nañu daal lu toll ci juróom-ñetti hectares yoo xam ne dañu bëgg état bu Sénégal jox leen ko bu ko defee ñu daal di fa samp ab bërëb boo xam ne dañu fa tàggat ndaw ñi ci lu jëm seen métier boobule sàkku nañu tamit ab ndimbal bàyyi ko ci état bu Sénégal ak kilifay goxaan yi Ousmane Fall moom kenn la ci ñoom ñu teewli kàddoom ci micro bu dal njaat ASEL di association conducteur d'engins lourds du Sénégal waaw formation moo tax ñu toll ni ñu toll parce que kenn xamul fu ñuy defee formation fii ci réew mi ci conducteur moo taxoon ñu doon demandé état bi di ko laaj benn centre de formation boo xamante ne defe naa defoon nañu li ñu ci waroon a def yëpp di leen ci déglu ndax formation moo nekk loo xamante ne bu am ci réew mi du dem fenn te li fi ne ci ay conducteur dem nañ ci 5400 et quelques te léegi nag dañ ko bëgg a moderniser nga xamante ne parce que niñ ko jàngee mi ngi mel emprunté si pet léegi nag dañ ko bëgg a moderniser jàngee ko foo xamante ni da ngay jàng théorie jàng pratique espace de 8 hectares la ñuy soxla pour mën ko def loolu dafa bokk ci suñu loo xamante ne dañ ci tàllal loxo état bi di ko laaj année bu ne nag ñu laaj ko amaguñ benn réponse parce que dañoo bokk yàlla dañoo dimbali ñu bokk ñaari ministère ñoo bokk transport bokk mine waaw transport ñoo parce que ñun ak camions yi ñoo ànd mine ñun ak production bi ñoo ànd moo tax yàlla moo ñu dimbalee loolu moo tax nag suñu affaire xaw jafe tuuti ndax xëccoo lay doon wante nag ñu ngi tàllal loxo ñoom ñaar ñëpp wan ne ñun ñi koy laaj rek ci réew mi lañ bokk te suñu développement defe naa ñëpp xam nañ ma la koy junj ci ndorteelu xabaar yeeg ndaw yi weeru koor wi ñu ëpp ci ñoom wala ñeneen ci ñoom dañuy jëfandikoo lido ngir dàqi koor lido gi nag fuuteeg lool lido bi ñu doon xam fii ci Sénégal ndax bii daanaka kon di xarale yu yees yi wala boog ci téléphone yi lañ koy daal jarale ñoom nag nee na ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax ndax lido bi amul lenn li nga xam ne ñu koy nemmeeku ci lañ doon jëfandikoo loole nag ñàkkul njeexantal ci wàllu koom ci jaaykatu lido yi reportage Ami Diouf. ñoom ñëpp wër téléphone bi di jouer jeu bi ñu duppee Lido King kenn ci ndaw yi di wuyoo ci turu Ousmane Ndiaye moom nag di faral di dàqee xiif li nga xam ne moo di jeu bi ñu duppee Lido King ginnaaw ba mu jàppe ne moom mooy bi gën a yomb. waaw Lido bi moo gën a noppale xam nga di nga toog réunir parce que day jël 6 personnes 7 personnes waaw te amul sàcc. Lido bi moom perte na valeur bu yàgg moom ba Lido King xewee kañ la yàqu moom kañ dootu ko defati Lido bi waaw ñu koy jaay kay bu ci jëndati lu bari. version bu bees bi nga xam ne dañ koy jouer ci téléphone yi doon loo xam ne arrangé wul jaaykatu Lido yu njëkk yi. lu naan dox gisatoo mu dox boo doon jaay fukk tey boo xëy doo jaay benn bi. seen portable yi xew léegi moo tax daal Lido yi demeetul ni mu demee woon. Lido bi ñuy jouer ci seen téléphone yi di ko wutalee ak Lido bu njëkk ba doon ne mën nañ ko jouer ci ñoo xam ne
bokkuñu fi ñu nekk. des fois da ngay toog sa biir kër ñu envoyé la code nga jël code bi dugal ko sa Ludo King après yi ñaar moom day toog fu mu nekk nga toog fi nga nekk ngeen di jouer di wéetalu ko te Ludo bee am loolu. ñu wéyal yoon bi fekk fi beneen groupe xale yu góor yu toog di jouer ñoom ñi nag duñu xamal ne li ni mel nekkul dara lu dul ab benn passe-temps. temps bi ñu siy jot nii du bari bu ñu ñëwee nii toog nii bu ñu liggéeyee ba jël suñu heure pause nii leen ñëw rek daati si foofa mu ndaw dàqaale koor. muy dajale ay joueurs yu bëri ñoo xam ne sax duñu bokk fu ñu nekk. application bi ñu duppee Ludo King doon loo xam ne xale yi yépp dañ koo jël li ni mel tax nag jaaykatu Ludo yu njëkk yi gisatuñ seeni bopp ci wàllum koppar gi. Ami Diouf jërëjëf ñu waxtaanee frontière yu ñu tëj ràpp diggante Sénégal ak Mali ñoom nag doomi Mali sàkku nañu ngir ñu dindi kon barrage yi ngir ñi mën a dem ak dikk ndax jàpp nañu kon ay gàllankoor yu yaatu la ñu jural moo xam ci wàllu koom ak ci wàllu dem bi dikk bi loolu lépp kon dafa gàllankoor lompoñ diggante Sénégal ak Mali ba tax ñoom seen baat jug ginnaaw kon embargo bi nga xam ne def na ko réew Mali ak daan yi nga xam ne CEDEAO teg na ko ci réew mi lii lépp kon di njàmbat yoo xam ne ñoom ñu ngi koy sàkku ci état yi nga xam ne ñoo sekk CEDEAO rawatina réew Mali ca France la ñu jëm ak jongante palum njiitu réew yi xam ngeen ne Emmanuel Macron la ñu falaat ci yeneen juróomi at ci boppu réewum France ginnaaw nag jàkkaarloom ci ñaareelu wërngël ñaareelu tuuri ak Marine Le Pen Emmanuel Macron kon askanu ko France joxaat ko bopp joxaat ko baat ngir mu jiitewaat leen ci juróomi at ñu waan ci leeral ak sunu naataango ca France Abdou Latif Diop. Emmanuel Macron moom kat gañewaat na élection présidentielle yi dina defaat ñaareelu mandat bu juróomi at à la tête de la France candidat en marche bi nag moom gañe na élection deuxième tour yi ci jàkkaarloo bu mu jàkkaarloo nag kii di Marine Le Pen muy candidate au Rassemblement national Emmanuel Macron am na 57,6% des votes te ci kanamu Marine Le Pen même su fekkente ne sax élection 2017 yi ci la ëpple woon score que ren jii les Français nag ñoom daal nañ yeesalaat seen cour kii di Emmanuel Macron mi nga xam ne moom dina defaat ñaareelu mandat ci boppu réew mii di France kii di Marine Le Pen nag moom ñaari yoon a ngi nii muy am défaite kanamu Emmanuel Macron ginnaaw bu ñu perdee élection 2017 kii di nekk chef de l'État bu France jiite réewum France moom kat dafa am na ay soutien yu bëri ñoo xam ne ni dañ ko jàppale rawatina ay adversaire yi nga xam ne ñoo nekkoon ci deuxième tour ku mel ne Anne Hidalgo Valérie Pécresse wala Yannick Jadot ki nga xam ne nag moo terminé woon troisième muy Jean-Luc Mélenchon moom waxutoon ñu voteel Macron waaye nee na woon nañ def barrage kanamu kii di Rassemblement national muy Marine Le Pen mu bañ a gañe loolu nag bokk na ci li nga xam ne tax na Emmanuel Macron gañewaat élection France yi même su fekkente ne militant yu France insoumise yu bëri ñoom dañoo banque seen loxo def li ñuy wax abstention. Abdou Latif Diop jërëjëf ñu ngi koy gërëm bu baax yegg si nañu mbokki pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi. mbaa yéen a nga ca toolu bu sëng ñi bay ca ngay xaw ci la bés bi yéen a kaay ñëw ni ki tey ji yéegle kaay groupe immédiat bi ne ñaari doomi France ñoo koy bay kenn ki Philippe François la tudd ka ca des François Normand ñooy borom toolu bi nga xam ne ñu ngi koy bay ca ngay xaw ci guléet la ci réewum Sénégal rawatina ci Afrique sowu jant maa la ko wax de bés bi la journée junni bu teewu sëng nga ciy génn at wu nekk te laaj nañu benn noddukat bu dëkk ca ngay xoox nan la gisee toolu sëng ñi bay ca dëkk ba nee na nag gis yu benn jafe-jafe góor ñaak jigéen ñeeg mag ñeeg ndaw ñi ñëpp ñu ngi ciy gis seen bopp ndax bés bu nekk juróom-ñaari téeméer jàpp juróom-ñeenti téeméer la ñuy am ci tool yooyu ñuy liggéey bés bu nekk Pape Samba Diouf mooy maire mu ngay xaw ne maire bi nag takkul laalewul ci toolu biiñ bi ñuy bay ca dëkkam ba yëgle kaay groupe média bi ne talibaa ngay def loolu ci réewum Sénégal ndax ci durub benn fan juróom-ñaari bakkan ñoo rot ci tali bi ci l'accident ca Fatick yëgle kaay bi ne accident bu njëkk bi benn camion malien ak benn 4x4 ñoo mëggante juróom-ñaari bakkan doon fas ca saasa ñu ne déet na waaye fukki simili lañ ci teg beneen accident am fa ndax benn 4x4 moo bërëngu daanu ñaari ñàkk seen bakkan yëgle kaay groupe immédiat bi ne accident bu njëkk bi nga xam ne juróomi bakkan ñoo ci rot ñetti ñi nag ñoo bokk ndek baay te ñoom ñëpp seize lañu dëkk te ci saraxu 40e jour lañu jugoon fii ci Ndakaaru capitale bu Sénégal enquête ne ñaari bakkan laa lay wax ni kay moo rot ci tali bi ca taata gin ca Fatick la Tribune ne week-end bu tàng jër la ci Sénégal rawatina ci tali bi ndax juróom-ñaari bakkan ñoo rot ci durub fukki simili te ñoom ñëpp ci yoonu
Fatick bi lañu fato ca Tataguine sursoine dimanche gi kay dimanche gu tiis la gu tar ci réew mi rawatina ci diwaanu Fatick ndax juróom-ñetti nit ñoo faatu ci l'accident ginnaaw ñaari accident yi nga xam ne am na ca Tataguine libération ne juróom-ñetti bakkan kay ñoo root ci tali bi ni ba ci dimanche gi ndax bu weesoo ñaari l'accident yi nga xam ne am na ci Fatick ba juróom-ñaari bakkan root ci am na beneen accident bu am ci ca Ziguinchor ñaari bakkan ñoo ci root kenn ki fa saasa la ñàkk bakkanam ka ca des nag bañ koy rawale ci l'hôpital régional bu Ziguinchor ci l'hôpital bu Ziguinchor la ñàkk bakkanam te am na ñeneen ñoo xam ne am nañ ciy gaañu yu tar am na sax kenn koo xam ne mu ngi ci diggante dund ak dee waa lii tamit mbaa jàmm la l'observateur ne ginnaaw faatu astu soxna am na benn xale bu jigéen boo xam ne ñàkk na bakkanam ci bés bi nga xam ne ñoom sage femme yi ñoo banque seen yoxoo ne duñu fas xàcc ak morom ma libération ne mbir maa ngi xewee ci benn clinique privée ci Louga te xale bu jigéen bi Penda Sall la wuyoo ñaar fukki at la am ëmb na ba ñetti weer te hémorragie la def ñàkk bakkanam waa lii tamit kenn du ci wax l'observateur ne déggoo ma kay ndax bi nga xam ne sage femme yi samp nañ ko ci réewum Sénégal looloo tax ba xale bu jigéen bi dem ci clinique privée bi doonte wasin na moom daa mu ñàkk bakkanam ndax hémorragie moo ko yóbbu barsak bés bi la journée loolee mënta dégg nga yëg nga ñàkk yëg sonn ci paj mi daal jeexagul de ndax liggéeykat yi nag ñaari fanu geraw la ñu sappat ci réewum Sénégal ni ki ëllëg ak bëgg ci réewum Sénégal ba noppi woote mobilisation gu rëy woo xam ne nag nee nañu ñoom ñëpp nañ sol ay yére yu weex tàll di jàpp tànk seen naataango yi am na teg wàll ak yoon Le Quotidien ne grève bi nga xam ne ñi liggéey ci wàllu paj mi kay sapp nañ ko ci réew mi jaagu ndax gaay yi sumbaat nañu beneen grève ci Sénégal yëglekaay bi ne collectif patient en danger wàcc na ci mbedd bi ni ki sax génn seen bëgg-bëgg mooy yoon def liggéeyam ba mu jeex tàkk ginnaaw faatu astu soxna El Hadj Ibrahima Sall président commission évaluation politique publique ci Sénégal nekkoon ganu JDD ci rajo ci ITV ginnaaw jàkkaarloo Antoine Diouf L'As Quotidien ak Le Quotidien dikkaat nañ ci la ñu jëm dëgg fii ci réew mooy samp benn haute autorité de la santé bu ko defee ñu càmbar dëgg wàllu wér-gu-yaram bi ci Sénégal xool li baax ñu wéyal ko lépp lu ci bon ñu di ko faxas ko teg ko fële loolu mooy dëgg de laas ne askanu Kër Massar gépp nag ñu wàccoon ci mbedd bi ngir yéeglu ginnaaw mën mi ci Sénégal ndaxte nee nañu coono ak jafe-jafe yi ñu doon daj ci nawet bi la ñu bañeeti mu ëllëw tugg seen kaw looloo tax ñu wàcc mbedd bi yéeglu ci kanamu kilifa yi réew mi yëpp laatur bi na lu ëpp xaaju million ci doomi aadama ci réewum Sénégal dañu xi te diggante Matam jàpp Kanel faloraay bi téene ndax ñoom askan wi ndékk añ reer moo leen të yéeglekat bi mbiri boo sàggane dafa nar a gën a sekki jéego ci kanam bu dee état bu Sénégal defu ci lenn Sud Quotidien état bu Sénégal daal la ji dëgg ginnaaw souveraineté alimentaire bi nga xam ne bëgg nañ ko sàmb ci réew mi ak xëyub ndaw yi ci Sénégal yéeglekat bi ne mbiri kay échec total la ci réew mi laas ne dil dëgg nag mooy xeeñ ginnaaw benn milliard juróom-ñaar yi nga xam ne lañu teg loxo diggante frontière Mali ak Sénégal yéeglekat bi ne dil bi nag ñu ci tudd douane police ak procureur bu Tamba te li gën a doy waar ci mbiri mooy intervention ministère de l'intérieur ndax teglikaay bi nee na saful yàpp saful jën las ne loo ci mënti dégg xamal ne daal coow li bëri na libération ne ginnaaw coowal koppari yu toje ca poste finance benn coow jolli na ca poste finance ndax gars yi ay virement frauduleux la ñuy def yëglekaay bi ne compte client yi la ñuy yulli benn te ñeenti nit waxtu wi sûreté urbaine teg na leen loxo enquête ne gaa ñaa ngay manœuvrer nag jëm ci élection législative yi alerte ko jenne Habib Niang génne ci pataralam ginnaaw ndaje bi ñu amal ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar góor ñeeg jigéen ñeeg mag ñeeg ndaw ñu ñoom ñëpp nee nañu Habib Niang la ñu bëgg par la force doole mbaam ci assemblée nationale Ousmane Dieng ci alerte ko jenne njiitu réew mi Macky Sall bu dee bëgg na am ndam dëgg ci élection législative yi ca Kaolack fa mu jox confiance Diène Farba Sarr ndaxte Ousmane Noël Dieng nee na situation bi nga xam ne moo am ci Kaolack Diène Farba Sarr kotu moo ko mën a làkkaarti Alioune Tine moo xëy di yebbeeku ci xër bu njëkk Walf Quotidien moom njiitu Africa Jom Center nee nag pétrole gaz bi nga xam ne moo jël ci réewum Sénégal looloo tax Macky Sall njiitu réew mi bëgg samp ñetteelu mandat ci boobu réew Sénégal moom Alioune Tine yamu ca ndaxte nag nee na loolu bu amee ci réew mi coup d'état dëgg nag la ndax du tënku ci constitution bu Sénégal moom Alioune Tine ci Walf Quotidien ne bu dee am nañu ay juge yu gëm seen bopp ba noppi am courage duna mës a samp ñetteelu mandat ci boobu réewum Sénégal ndaxte nee na ñetteelu mandat moom lañ koy bañ ci mim réew te faw nga doon gumba dëgg ngir nga ba ci teg say gët ku nuy gët ci xër bu njëkk l'Observateur yëglekaay bi ne su réew di Sénégal nag wàcc na yoon dëgg te mësta tënku ci loi ak règlement yi nga xam ne moom lañu samp ci Sénégal yëglekaay bi ne li koy firndeel nag mooy vidéo bi nga xam ne la ñuy wane Ndeye Ndiaye ci bureau doyen des juges ginnaaw confrontation bi amoon diggam ak Adji Sarr leneen li ci dolleeku yokk ci xel mi kawar mooy vidéo bi nga xam ne ñu ngi wane Cheikh Omar Diagne ci bu mu nekkee ci kaso bi Les Échos laas nii benn waay bu ñu naan Iba moo jël paga jamati ko benn waay bu ñu naan Assane Gueye te benn xale bu jigéen moo leen boole mais da ngay seet loolu rek gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolu moo laf laaj xabaaru njoloor si gërëm ñëpp ñi ci jàpp ba lépp yemb rédaction bi jox leen dig daje 18h45 xabaar ma xibu calande 19h45 ñu yaatal ko ci kàllaama tubaab waaye bu leen fàtte seen émission iftar 22h30 Boubacar Diallo ak imam Birame Pouy mu leen ci gunge ci weeru koor gi yëpp incha allah tey am ay gan yu am solo fas yéene waxtaanee comme ni ñu koy defee saa su nekk ak yéen ci lépp lu soxal réew mi ak ci xibaar yu wóor te leer xabaar yi du wóy di ci www.emedia.sn jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ndaw ci am